mbokk yi jërë ngeen jëf seen ànd ak TFM télévision Futur Média ñu am mbégte ànd ak yéen ci édition spéciale bi jagleel ko coowu pétrole bi lëmbe réew mi ak mun nañ jàpp développement bu ci mujj muy Aliou Sall mi tekki ndombol tànkam ci CDC kuréel googu mu jiite woon ma am mbégte ni mu leen ko waxee ànd ci waxtaan wi ak madame Fatou Ndiaye Diop Blondin madame le ministre nuyu nañ la di la ziar. ànd ceekit Abdou Aziz Diop ministre conseiller président de la République. conseiller spécial conseiller spécial ñu boole ko si. à la présidence de la République. jërëjëf ci invitation bi. alors maître Moussa Sarr tamit mi ngi ak ñun ci waxtaan wi ñu am mbégte ànd ak moom ñu ràññee ko lool ci wàllum avocat bi muy yëngatu waaye it ci ni muy xeltoo ci média yi niñ leen ko waxee Aliou Sall mujj na tekki kon nombol tànkam démb la ko def. suñuy naataangoo Dakar Actu àggee ñu ko ñu seetaan ko te dellu si waxtaan wi. maa ngi nuyu waa Sénégal ak adduna bi yëpp jàkkaarloog ñoom nar a def li nga xamante ni ñu bëri ci sama jegewaay sax tere nañ ma ko waaye nag doomu aadama bi da nga am fu ngay toll il faut nga defar sa honneur défendre sa dignité wane dëgg. nit nag bu dee da nga gëm yàlla rawatina nga nekk jullit defe naa amuloo lu gën lislaam amuloo lu gën alxuraan moo tax ma fas yéene jàkkaarloog yéen dindi tuuma yi nga xam ñu ngi ma koy teg di wax ne maa ngi téye téere alxuraan bi di waat ci sunu borom di waat ci alxuraan ne lii ñu may tuumaal ne dama jot xaalis bu jógee ci Timis Corporation dugg ci société bu ñuy wax Agritrans ne mosula am du dollar bu gën a ndaw waxuma la nag $250,000 bu mos a jógee ci Timis Corporation dugg ci compte Agritrans ñu ngi may tuumaal tamit ne xëy na dama am wàll maanaam li ñuy wooyee action ci société yi nga xam ne ñu ngi liggéey pétrole ci Sénégal ma leen di waatal ci alxuraan ne amuma benn wàll awuma benn pourcentage maanaam ay action yoo xam ne ci société yi liggéey pétrole ci Sénégal la wala sax ci yeneen société ci àdduna bi yoo xam dañu am relation ak pétrole wala gaz ci Sénégal loolu maa ngi koy waat ci alxuraanu yàlla bi nga xam moom la teg suma loxo ndeyjoor di leen wax ne tuuma yooyu yëpp amul ma ciy profité tamit ndax xëy na du actualité waaye souvent am na ñuy waxtaanee naan banque boobu ñuy wooyee BDK dama ci am action wala dama ci teewal Macky Sall yor ay intérêt may waat tamit ne banque boobu yi tamit ñu may tuumaal ne maa ko moom wala dama ci am wala dama ci représenté Macky Sall amuma ci benn action même bu tolloog 0,0001%. alors balaa ñuy ñëw ci forme bi ak waat ak kaamil ak yëpp ñu wax ci acte bi mu posé est-ce que yéen waa aar li ñu bokk loolu ngeen doon xaar wala dafa yéex nan ngeen ko jàngatee. D'abord di la remercier ci invitation bi di nuyu téléspectateurs yi yëpp bu baax démission bi mu def c'est pas du yokk bi. du problème bi. peut-être question moralité question éthique nekk frère président frère direct mu lay signer lu toll noonu rafetlu wuñ ko te même boo xoolee même ci critère li ñuy wax corruption li ñuy wax des actions corruptogènes un des critères bu ñuy seet lien de parenté ak décideur bi daf ci bokk objectivement daf ci bokk mais ñun aar li ñu bokk li ñu bëgg mooy yëpp leer parce que li ñu wax ci rapportu IGE bi responsabilité yu bari wane nañ ko ci li ci la bokk maanaam xaalis biñ naan non pas Cosmos ak ko jox mais BP on fait la différence parce que taxaw na di waat donc xëy na peut-être keneen dina ñëw ci forme bi mais li ñu gën a soxal ñun mooy chaîne de li ñuy wax chaîne de valeur bi maanaam ci njëlbeen ba cëppaandaw ga képp ku ci bokk képp ku ci def loo xam ne àndul ak yoon méngoowul ak li ñu war a def méngoowul ak li amal njëriñ askanu Sénégal
ñu xool ko ba mu baax càmbar ko ca nañ fañ ko war a càmbaree la ca war a nekk mu nekk ca bu fekkee ne moom def na dara luñ koy ci tuumaal benn yëf la bu fekkee ne tamit question image la question kii kooku beneen affaire la dañ koy xaw a différencier tuuti mais du lii ñun mus suñu laaj ne dafa war a démissionner bokkul ci suñuy exigence dafa am xale yi ko doon laaj mais ñun bokkul woon ci suñuy exigence alors Abdou Aziz Diop acte bi mu posé noo koy jàngatee c'est pour mettre à l'aise le président de la République qui se trouve être son frère wala c'est pour mieux se défendre se mettre à la disposition de la justice naka lañ koy jàngatee. waaw jërëjëf Pape Leder di nuyu ñi ñuy seetaan te itam di ñu nuyu ñi nga xam ñoom laa bokkal waxtaan wi madame le ministre ak maître Sarr di rafetlu waxtaan bi parce que jàpp naa ne waxtaan bi li solo bi mooy réew mi la ñuy waxtaane man li ma fas yéene ci biir waxtaan bi mooy waxtaane réew mi ak ñoom li ñuy wax ni moo leen tax a jóg mooy aar lu ñu bokk damay wax madame le ministre ni ko d'accord naa ak ñoom ci ni ñu duppee seen plateforme aar lu ñu bokk maanaam aar lu ñu bokk farata la lu xel mën a nangu la waaye nag ci charte ndaxte dafa ci bi muy daaneel waxam dafa am lu mu wax lu am solo muy moom daal li leen soxal mooy yoon leeral waa askanu Sénégal mbir mi naka la tëddee ku ci nekk lan nga ci def ndax méngoo naak yoon waa wala déet loolu moo leen soxal moo koy wax ni man Abdou Aziz Diop donte maa ngi bokk ci cabinet président de la République du conseil spécial rafetlu naa plateforme bu ñu duppee aar lu ñu bokk parce que ñun ñëpp suñu yitte la pour ñu aar lu ñu bokk waaye ci kaw charte bi mooy li mu fi mu daanelee charte bi mooy est-ce que suñu réew am na jël na ay matuwaay am kuréel yoo xam ne nii ñoom ñi ŋànk plateforme bi li ñu bëgg di aar lu ñu bokk ma rafetlu ko ndax suñu réew am na ay matuwaay yoo xam ne nii mën na ci am taxawaay bu rafet jël na ko en charge bu Sénégal boo xam ne nii bu ko taxawee Sénégal yëpp bokk ni suñu réew de am na ay matuwaay ak ay kuréel yoo xam ne nii suñu leen bàyyee ñu def seen taxawaay ba ca cëppaandaw ga danañ xam ndax li ñuy tuumaal Samba wala Mademba lu firndewu la te itam bu fekkee ni firndewuwul ku ci nekk dem dellu ci liggéeyam su fekkee ni firndewu na yoon la mu nam mu def ko jàpp naa ni pour dalal xelu madame la ministre ak maître Sarr ak yow mi ñuy laaj ak askan bi ñuy déglu Sénégal am na matuwaay yu ko may mu xam li ñuy tuumaal ay doomu aadamaam ay citoyen mën na ci def saytu bu dana mën a leeral Sénégalais yi li xew. ci laaj bi daf ko waroon a def bu yàgg lu mu waroon. ci laaj jublu ma ni Aliou Sall li mu def nii. ndax waru ko woon def bu yàgg wala guddal jël bi. déedéet xam nga liy soloy waxtaan bi man sama gis-gis bu gàtt mooy aar lu ñu bokk. nañu waxtaanee aar lu ñu bokk gis nga Aliou Sall su ma soñoon sax du ma fi tudd turu nit. parce que man sama liggéey li ma may mooy su may wax. damay wax de manière impersonnelle maanaam du ma tudd nit parce que réew mi lay waxal parce que askan bi moom mooy yittewoo ñu wax ak moom ndax li ñuy wax alalu askan bi la waaye ba tey mën naa ci wax mooy citoyen bi moom mooy seet jamono boo xam ni war na def nangam wala waru ko def su ko defee ndax ki mu ko séqal moo ko ñaax mu def ko waaw wala déet loolu moo ci am solo su fekkee ni président de la République awma lu ma ci wóor dafa ñaax koo xam ne nii moom rek moo am sañ-sañ tabb ko mu ñaax ko ci tekki ndombal tànkam ndax jàpp na ni mbir la wu ñu mën a leeral pour Sénégal am foo xam ne nii dana fa taxaw lu dal xelu ñi fi yeewoo donc waxtu bi mu ko defee mooy waxtu bi nga xam ne nii moom méngoog kii ko sañe wax mu def ko waaw. Alors Maître Moussa Sarr noo jàngatee démission Aliou Sall bi. bon balaa maa ñëw ci sa laaj bi tout d'abord dama lay remercier ci invitation bi nuyu sénégalais yi ñuy seetaan di nuyu madame la ministre madame Diop Blondin di nuyu monsieur le ministre monsieur Diop. Démission bi moi en tant que citoyen j'en prends acte citoyen là
ci dëkk bi coow am na ci alalu askan wi mu am ñuñ ci tuumal kenn ci ñi ñu tuumal ci beneen pàcc boo xam ne daf ci yoroon ndëgër laayu réew mi nee na bàyyi na pour seetal boppam donc moi en tant que citoyen damay jël acte de ça li tax mu bàyyi est-ce que ki ko dénkoon moo nangu la ko dénkoon est-ce que daf ko ne bàyyil est-ce que moom moo jël sañ-sañu bàyyam ak lu mu ci mënti doon rek mooy bàyyi na kon jàpp naa ne dañuy jël acte li ci des nag ñu toog di seetaan di déglu mënuñ ci gën a sori loola ça relève de son initiative ou on la contraint bu mu ci doon daal yëfu boppam la moom lañ dénkoon nee na bàyyi na luñ ko dénkoon ci réew mi maintenant lenn moi en tant que citoyen mën naa ko ci seetlu moo ne dañu nekk réew moo xam ne du léegi la commencé ci histoire du Sénégal li ma jot a xam depuis des années nit ñi tàmmuñu buñ leen tuumalee ñu bàyyi te nag lu jaadu la bëriwu fi man li ma rappelé wu Mamadou Seck ancien président de l'Assemblée jamonoy Ablaye Wade sulli nañ ko fi benn dossier mu ne damay bàyyi pour seetal sama bopp biñ ko blanchiré les ministres Youba Sambou waaw bëriwu fi Youssouf des forces Sakho armées aussi hein waaw mais par rapport ak ñiñ fiy tuumal xam nga réew mi tuuma daf fay bari ba ci nguur gi actuellement ñaata rapport a fi nekk ñu tuumal ay nit te ñu ngi ci nguur gi ba tey donc je constate que du lu fi bëri mais ku ko ci mën def tam dañuy jël acte rek je n'apprécie ni positivement ni négativement je prends acte en tant que citoyen alors ñu dem peut-être ci forme bi tamit ndax xaaroon ngeen madame le ministre mu kitaabu teg kaamil loolu tamit lu ngeen ci wax dama bëgg a dellu si rek ci benn wax bu ma ko mënee oui très rapidement waaw wax ne monsieur le ministre dafa ne du bëggul tudd tur ak yooyu ñuy fàttaliku ne keroog ci Korité bi président de la République dafa wax ne rakkam loolu la wax kon foofu la taxawee beddi ko ci 14 millions sénégalais yi yu bari am nañ fi ay problème amuñu mag kooku ci dossier bi la bokk xëy na peut-être loolu moo tax wax ji yegg fii mu yegg di tax mu nangu ne rakkam la ci forme bi ci kaamil bi ñun daal li ñu xam mooy leeral na justice bi jàll nga wane ay dossiers yu leer parce que comme ni ma ko waxee sànq waat na xam nga waat dafa fort kon boog li mu waat est-ce que loolu lañ ko tuumaal xam nga déjà am na nuance waat naa ne timis joxuma ci dossier bi ñu bind ne BP moo la jox di nga waatu lan la bu la neexee waat peut-être ñi nga xam ne dañuy déglu nii rek di mélanger BP Cosmos Petrotim Frank Timis et cetera du benn Frank Timis ak Petrotim déjà du benn société bi parce que Frank Timis am na ay société yu dul jeex ban moo ko ci fay ban moo ko ci jox beneen bi taxaw na ne moom dafay liggéey ñu fay ko kon kan moo ko fay bu waatee ne kenn fayu ko kon kan moo ko fay ci métier pétrole bi la kan moo ko ci fay beneen bi xaalis dugg na ci Agritrans moom moo ko moom keneen moo koy gérer wante moo ko moom kon kan moo dugal xaalis ba foofu kon li muy waat spectacle la pour rek jaxase xelu ñi nga xam ne dugguñu ci dossier bi ba ci biir wante li war a am mooy li ñu wax sànq rek mooy fañ ko war a waxee nga xam ne li nga wax leer na nañ ñu vérifier ko ba mu leer nañ justice dem ci ba jeex ko alors madame la ministre jàpp na ni spectacle la woon et puis effectivement on est en république on se demande ce que téere bi ñëw def ci loolu est-ce que du en république justice moo waroon a régler affaire bi que ñuy indi kaamil di waat waaw li am solo ci waxu soxna si man du kaamil beeg li ci topp li am solo ci waxam mooy moom daal li mu bëgg mooy mu leer moom madame Ndiaye ancien ministre li mu wax mooy na leer moom loolu moo ko soxal BP la Frank Timis la Petrotim la Cosmos la lu mu ci mën ci doon moom yitteem ndax dafa am yitteem moom yitteem mooy aar li ñu bokk comme loolu mooy yitteem moom dafa bëgg li ñu bokk lépp lu ci aju mu leer ci loolu laa ko bëgg a dimbali nan laa ko ciy dimbali ci ñi ñuy seetaan su fekkee nit dañ leen a tane as lëf ci loolu
ni ma ko ci dimbalee mooy 2013 moo jiitu 2019 gi ñu nekk am na 6 ans sunu réew ci ndigalul président Macky Sall dafa bokk ci li ñuy tuddee initiative pour la transparence dans les industries extractives lépp lu jëm ci luy meññeef ci suuf ñun Sénégal ci ndigalul président Macky Sall am nañu yéene waxuma sax yéene waaye dugg nañ ci pour lépp lu ci aju génn seet bi bu ñu gisee génne bi bu ñu gisee génne bi naka lañ koy séddoo ak ñi ci jàppale te bu ñu ko séddoo ak ñi ci jàppale lan la ci réew mi am meññeef googu réew mi di ci am nan lay dimbalee koom-koom ak nekkinu askan bi kooku initiative pour la transparence dans les industries extractives bi Sénégal boole boppam 2013 moo may loolu réewu Sénégal amul benn compagnie pétrolière rawatina BP compagnie pétrolière yi ñuy tudd yoo xam ne ni bokkul ci initiative boobu xam nga moo tax suñu réew ba mu duggee ci initiative pour la transparence des industries extractives dafa instaurer obligatoirement maanaam sañul bañ comme dugg na ci li ñu tuddee comité national ITIE comité national ITIE CNITE mooy comité national bi nga xam ne nii ñan ñoo ko séq ka ca bopp ba tey Eva Marie Coll Seck la ak ñan ak gouvernement bi ak ñan ak parlement bi assemblée nationale maanaam député yi ak ñan ak taskatu xibaar yi ak ñan ak ñoo xam ne nii ci seen yëngu-yëngu ci bàyyi xel réew mi bokkuñu ci gouvernement bokkuñu ci barabu liggéeyukaay yi maanaam ci marché bi ñooñu ñëpp am nañu ñooñu ñëpp war nañ mën a dugg ci comité national bu initiative pour la transparence dans les industries extractives pour lan pour bu coow lu mel ni amee comme ni ko madame Ndiaye waxee sànq bu coow lu mel ni amee comité national ITIE ñoom ñu daje gis nga bu ñu dajee xam nga ban sañ-sañ lañ am bu am solo ci li indi coow li Pape Laye il faut nga déglu ma bàyyi sa téléphone. parce que nga baal ma. xam nga depuis sànq yaa ngi expliqué. mais waroon naa xëy na tàmbalee foofu parce que li ñuy waxtaanee nii. waaw CDC am na njiit lu bees Aliou Sall mi fa jóge démb Cheikh Ba. waaw directeur des impôts. lañ fa teg. mi ngi nii ñu koy wone à l'écran man it xam nga bu may liggéey. mun naa ni damay wokkatu di tëgg tam. nga may ñu loolu tamit donc ñu siiwal ni Cheikh Ba mii léegi nekkoon directeur général des impôts moom moo nekk fi mu nekk nii CDC moom moo wuutu Aliou Sall xëy na ci ay jaar-jaaram ak yooyu dinañ ci dikkaat kon nga mën wëyal waaw xam nga boo gisee ma wax la ko danaa la muñal lu bari parce que loolu moo jaadu boo gisee ma wax la ko mooy comme da nga ma posé question boo nekkee ci lenn da nga may distraire te man dama bëgg a concentré wu ci li may wax. ba pare ma lay xool nga may xool. su ko defee man ma xam ni maa ngi ci liggéey bi waaye génnuma ko. waaye man it maa ngi ci liggéey bi. de maa ngi lay may nopp maa ngi may nopp régie. bismillah dama wax ni Sénégal bi mu duggee ci initiative pour la transparence dans les industries extractives. oui dañ ko obligé mu am benn comité national boo xam ne nii day am ku nekk ca bopp ba tey Eva Marie Coll Seck la bu amee ku nekk ca bopp ba am ñu koy jàppale. waaye nag am ñoo xam ne nii dañuy ñëw dugg ci kuréel gi muy député yi dañ fay am ñu leen fa toogal gouvernement bi am ñu ko fa toogal ba ci ñun ñi taskatu xibaar yi am ñu leen fa toogal ñi nekk ci société civile nga xam ne nii kenn mënu leen a tuumaal ni dañu ànd ak gouvernement wala dañu ànd ak ñi nga xam ñoo ŋànk koom-koomu réew mi ñoom itam dañ fay toog gis nga bu ñu fa toogee ba coow lu mel nii am comme ni ko madame Ndiaye junjee ñoom yoon may na leen ñoom waa comité national ITIE ñu saytu gis nga saytu bi xam na leen may na leen ba ñu dem ci dossier financier maanaam alalu compagnie yi moo xam Petro-Tim la moo xam BP la moo xam Cosmos la moo xam compagnie bu mu mën a doon comité national ITIE bi Sénégal bi mu bokk mais am na sañ-sañ dem dugg ci seen machine xam xaalis bi nga xamee ni nii moom la ñuy ruumandaat ni dugg na Sénégal wala duggul Sénégal wala Sénégal ñàkk na ko comité national ITIE am ci ay firnde yu wér wala mu ñàkk ci am firnde bu ko rogee day am sañ-sañ def rapport su defee rapport daf koy jébbal chef de l'État xam nga lan mooy njëriñ bi mooy chef de l'État comme moom dafa ubbi information judiciaire jël yëfi teg ko ci loxoy yoon rapport boobu yoon dana ci mën a jot pour gindi Sénégalais yi
ci li xew ci mbir mi nga xam ne nii moo waral tey suñu waxtaan. alors Maître Moussa ndax d'accord nga ci gis-gisam boobu mu am balaa sax nga ma lay laaj gis-gisam boobu yow it loo mën a sànni ci symbolique démission yor kaamil di kitaabu ak li mu wax tamit ni kuréel yee ngi fi pour lépp leer. waaw mbiru kaamil bi duma ci sori. parce que dans la vie ku ne da nga koy nangul ay gëm-gëmam. choix personnel nit duma ci sori. awma ci benn compétence mbiru islam. dama koy bàyyee nangul ku ne yaa xam sooy sànni sa communication boo koy joxe lan nga ciy jublu. je prends acte lu tax mu def loolu maintenant ci li mu wax ma dégg ko. am na ñett constat mooy waatam ñett aspect la. nee na jotul $250,000 yi ne viré nañ ko Agritrans nee na du actionnaire. ci benn société pétrolière ñett du actionnaire représenté wul magam ci BDK donc waat bi ci li ma dégg. constat yi ñett aspect la. li ma xam mooy coow ressources naturelles yi ñuy coow mbiru actionnariat BDK ak magam la fa nekk ci li ma jàpp bokku ca. weddi na ko waaw bokku ca. donte nag nit ñi léeg-léeg ñu dugg ci wax jooju mais ci li ma jàpp loola bokku ca. ñaar yi mu wax ñàkkul bokk na ci wax ji mais wax ji du loolu rek. loolu constat la. ñaar yi mu wax ji indi coow li. oui jàpp naa ne du ñaar yëpp. rek te accusation yu grave yi dépassé na foofu bu newoon ñaar yi kese la. je pense que coow li du yegg fi. maintenant ñaari aspect ci la bokk mais am na yeneen aspect yoo xam ne. ñoo gën a important te tudd ko ci. kon constat la. ñu fàttali ñaari aspect yooyu muy. non ñaari aspect yi dafa ne jotul. non da nga ni ñaari yi ci gën a graaw kañ te tudd ko. non dama ne il y a d'autres aspects. on parle de royalties. on parle d'achat, on parle de pot de vin. loolu la accusation yi de manière globale. loolu ñun ñëpp ko bokk lire. on parle de royalties d'un montant de $10 milliards. 6 000 milliards am na ou amul mais loolu accusation yi. 6 000 milliards de francs CFA sur 40 ans je dis loolu accusation yi. c'est des accusations mais c'est ça. on parle de pot de vin donc ce n'est pas 250 000 qui correspond à peu près 146 millions. ak il est actionnaire du loolu rek. loolu bokk na ci wax ji mais donc loolu constat lay def kon wax ji ëpp na loolu gravité accusation bi ëpp na loolu mais moom foofu la circonscrire la on prend acte de ça du ma sori ca loola. moo xam lan la ci jublu maintenant li ci nekk mooy il est vrai suñu réew institution ñàkku ko Sénégal. institution mosu ko ñàkk te du tey la commencé. lépp lu ñu créé institution ci monde bi même cour pénale internationale Sénégal la ko njëkk a signé loolu aada la et c'est pas mauvais ñàkkul peut-être sax moo tax ñu xam Sénégal depuis jamonoy Senghor c'est que ay convention internationale lépp lu ñu def ci mbiru droit de l'homme ay convention dans plusieurs domaines Sénégal toujours daf koy signé ba may dayoo may gëdd Sénégal depuis bu yàgg a yàgg balaa réew Afrique yu bëri di yeewu Sénégal amoon na ay raaya ay Nations Unies di jiite ay commission et cetera kon Sénégal yàgg na di souscrire ay initiatives internationales. sur le plan local également Sénégal ñàkkul ay jumtukaay mais loolu du débat bi parce que entre am jumtukaay yi war ak jumtukaay yi est-ce que ñu ngi def seen liggéey correctement ou bu ñu ko defee ba pare est-ce que la ñu liggéey est-ce que jëriñoo nañ ko pour njëriñu askan il y a un débat parfois institution yi li ñu war a def duñ ko def léeg-léeg laa wax suñ ko defee jeexital du ci am léeg-léeg te loolu lu fi ne la kenn werante woo li ciy jox exemple bu mujj ça fait moins d'1 an ay rapport dans le cadre de la gouvernance financière ay institution def nañ ko joxe ko rapport yi ba léegi génnul dañ ko denc kon xam nga am na fu sooxe waxuñu ne dara baaxul de waxuñu defuñ dara mais dama li day am sooxe te ci gis-gisu citoyen bi ça pose problème xam nga réew mu mel ni Sénégal ndóol moo xam ne kenn mënu la ko wax problème mu gouvernance financière ñuy def ay rapport ñu koy denc duñ ko yóbbu ca yoon xam nga loolu du joxe confiance ci institutions yooyu la perception qu'on a de ces institutions parfois pose problème du ñàkk am na yeneen ñuy joxe donc loolu c'est ça sax le problème bu ñuy jeexal débat bi fa la ñuy jeexalee ndax ki jiite OFNAC tey kàddu yu mu yëkki dafa mel ni tontu na te tontu gu safaano procureur Bassirou Gueye alors li waral coow li yëpp madame la ministre à l'exploitation donc des contrats yi ñuy wax ni indi coow yëpp yéen da ngeen jàpp ni les intérêts du Sénégal ont été lésés. waaw parce que li ma mën a wax mooy sànq mi ngi wax ITIE bu ITIE amoon dëgg-dëgg njëriñ
du BP du ñu xam loolu yi ITIE jug na ci. may rappeler ne avant ITIE 27 décembre 2012 Sénégal amoon na déjà code de transparence avant même muy signé ITIE 2013. may rejoindre maître ci institution yi ñuy def. ndax ñi ngi def seen liggéey fan lay mujj. waaw ñuy wax ne que donc du foofu mooy problème bi. ndax institution bi am na ndax nommé nañ fa ay nit ndax et cetera loolu yëpp du problème bi mooy ndax mi ngi jouer rôle bi ñun li ñu gis ci pétrole bi su fekkee ne lii ñu ci wax te depuis 2012 nag ñu ngi ciy wax ñuy wax ne que waa ITIE nee nañu rapport ay Petro-Tim nekku fi nekkul ci seen document yi amuñu ko ñuy wax ne que même li ITIE di diffuser contrat yi lépp duñ ko wone ñu ne ITIE par exemple ay appel d'offre ak yooyu yëpp dugal nañ ci ay xalaat yu rafet mais ba léegi dugal nañ ci ay porox ndoll yoo xam ne mën nañ ko teg fale def leneen ba léegi rek muy dellu si ci wax ji institution yi ñu def ak li ñuy liggéey donc bu ñu defaree ba mu rafet am na toujours la muy jëriñ askan bi du ci gis boppam parce que lii ñu wax ne que xaalis boobu yëpp moo dem ci diggante ay ndoxandéem ñun ñu war a seetaat suñu bopp ba ñu xamee ne que Sénégal am na potentiel bu mol nii lu tax jëkkuñu commencé ci suñu code pétrolier bu fekkee ne ki ñu jiite mooy nag spécialiste pétrole ku wax mu ne la noppil maa ko xam mook premier ministre am à l'époque noppi leen ñun ñooy spécialiste ba ñu xamee ne que am nañ bii potentialité ci suñu suuf si lu tax njëkkuñu defaraat suñu code pétrolier am neneen nu ñuy taxawee soog di signer contrat yi bañ ko lal ci code pétrolier bu njëkk ba nga xam ne aussi bien au niveau juridique. bu 1998 bi ngay wax amuñu couverture. bon boobu xam nga tamit ci explication yu ma dégg nee nañ comme jànq ju doon jaayu. jamono jooju moo tax ma ne la ba ñu xamee ne que jar nañ. ba ñu xamee ne que taaru nañ. ba ñu xamee ne que ñëpp a ñuy wut. ba ñuy beddeeku fu nekk ba bu ñu jëlee fistine jox ko benn nit mu jaayee ko million. xanaa nga war a taxawaat xoolaat sa bopp bu fekkee ne yow yaay spécialiste pétrolier jiite Sénégal man de loolu la xalaat. bu fekkee ne yow am nga xam-xam bi parce que ñun boobu affaire yi doonuñu ko sax déglu ñu ne donc contrat ya ñu defoon ci ay Casamance ci Zircon ak ci yeneen c'était une chose mais bu ñu yegsee ba ci lii ñu naan ay Franck Timis ak yooyu di ñëw Sénégal di def nii mais duñu xoolaat suñu code dépoussiérer ko dëgëraat ko xoolaat tamit conditions financières sociétés yi di ñëw bañ a bàyyi ay sociétés ñi nekk ci dans des paradis fiscaux yoo xam ne c'est de l'évasion fiscale yu waroon dugg ci askan bi ñu fay dem barki démb laa dégg ne que ñu ngi soog a réviser kii bi ak Île Maurice alors que contrat yi scandale bi yëpp donc ITIE doyul et dans cette affaire xaalis bu bari jóge na Sénégal xaalis bu bari bu waroon dem ci biir askan bi te ñu soxla ko te ma ne c'est pas un scandale banal parce que ñi ngi wax naan depuis l'indépendance ak yooyu scandale bu am ordre de finance bu toll nii musul am Sénégal ak boo koy seet ca gannaaw ci loo xam ne pétrole bi génnagul xaalis bu toll nii même si certains quand même tamit ñi ngi remettre en cause les chiffres avancés. En tout cas li ñu gis kañ il y a des contrats. Il y a des contrats mais bien parce sûr que pendant qu'on parle gaawantu na jaayee 30%. Et ça nous interroge affaire bi yemul fii kese li nekk à l'international aussi. ci leeral li ñu bokk la fa la ëppee sax. alors Abdou Aziz Sow dafa mel ni ma fàttali tamit may préparé émission bi xët gi nga génne am nga lijaasa ci pétrochimie ndekey ca Roumanie nga ko jàngee su ma juumul waaw am naa lijaasa 1985 ci pétrole oui mais sama lijaasa il faut mu wax la lan la institut bi ma jàngee muy institut de pétrole et de gaz de Ploiești Roumanie foofu la Aymirou Gningue bi nga xam ne nii moom moo nekk président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar fa la jànge moo fa doon sama mag ca daara jooju maa moom ñoo bokk li moom dafa jàng naka la ñuy segge pétrole ba génnee ci meññeef yi am njëriñ lu mel ni essence ak yooyu man jànguma loolu beneen faculté bi laa nekkoon muy faculté bi nga xam ne nii su pétrole bi génnee tuyau yi muy jaar ak fu ñu koy stocké waaw ak raffinage bu fa demee yi ñuy jumtuwaay yi nga xam moom moo nekk ca raffinage ca fa ñuy toggee pétrole bi jumtuwaay yi ndëgër laay gi mu war a am mucc ayib gi mu mën a am war a am ba
togg bi am jeexital man loolu laa jàng. waaw mais kon am nga ci tuuti xam. troisième faculté bi. war naa ko ci yokk mooy faculté de forage. sunu xarit bu ñuy wax Adama Bodian moom foofu la génne. ma ñëw nag ci. oui quand même am na tontu yu. waaw ma ñëw ci li madame Ndiaye séddoo bukki bi déjà. ma ñëw tuuti ci li madame Ndiaye wax. madame Ndiaye dafa njëkk wax ni lu tax ñu signé contrat te indiwuñu code pétrolier bu bees. dama ko bëgg a wax lan mooy solo yi code pétrole bi jiitu bi génn bu yàggul solo bi leen rek la woon mooy Sénégal ñi ngi fi wut pétrole te gisaguñ ko waaye boo dee wut lëf madame Ndiaye te gisagoo ko soo jafalee lool wut bi kenn du la wuy si kon nag doo ko yombal lool waaye war nga am ubbeeku gu comme li ngay wut gisagoo ko te wóoru la ne di nga ko gis ubbeeku goo xam ne ni nit ñi danañ la ñeme pour ñëw sa biir sa réew wut fi pétrole bi ñu demee nag ba am ci ndëgër lay loo xam ne nii firndewu na ci lañ indi code pétrolier bu bees tàq boo xam ne nii li ci am solo laay wax parce que mooy tontu sa laaj dama bëgg ñi ñuy déglu bàyyi xel ci lëf Sénégal gii ñu nekk kenn du fi signé contrat pétrolier lu dul dafa nekk contrat bi ñu duppee contrat de recherche et de partage de production mooy dañuy bokk seet ko wala yow mi bëgg a seet pétrole bi am ay jumtuwaay te jóge bitim réew nga seet ko boo ko dee seet ñun waa Sénégal suñu dërëm du ci dugg su amee nag meññeef gu feeñ su ko rey ñu seet naka la ñuy defee séddoo bi loolu mooy contrat de recherche et de partage de production xam lan mooy solo bi solo bi dëgg du sax séddoo bi ñu koy séddoo ak anam bi parce que anam bi mën nañ joxe firnde ni Sénégal du ci ñàkk waaye li ci am solo mooy lan mooy gis nga boo signé wul contrat de recherche et de partage de production bu ñu demee ba war a génne pétrole bi ñu gis litre bu ñu génne wala litre gaz bu ñu génne ki la ci jàppale mën na ko moom mais bu dee contrat de recherche et de partage de production nga xam ne ni état du Sénégal du signé leneen lu dul loolu boo jàngee code bu bees bi di nga gis ci ñaar fukk juróom-ñaari poñ yoo xam ni dañu wax lan mooy contrat de recherche et de partage de production xam nga lan mooy firnde lan mooy solo bi te loolu war na dalal xel ñi bëgg a aar li ñu bokk firnde solo bi mooy donte dañu waroog compagnie pétrolière parce que dañu bëgg a càmbaraat contrat donte dañ ko amel ay milliards buñ ko dee exploité litre bu génn ci suuf si ngay gaz di pétrole askanu Sénégal ko moom maanaam contrat Sénégal deetul signé jamonoy Macky Sall de toutes les façons ci code pétrolier bi ñu nekk du signé benn contrat bu dul contrat de recherche et de partage de production bu koy jox garantie ci lan garantie ci ni ak loo mën a waroog compagnie bi ak lu mën a xew ci seen diggante amul benn litre pétrole wala benn gaz pétrole bu dul ni état Sénégal moo ko moom parce que askanu Sénégal moo ko moom xam nga lu waral loolu li waral loolu mooy homme politique bu dimension président Macky Sall mënul woo Sénégalais yi ci référendum le 20 mars 2016 ni leen dama bëgg li ngeen di ratifier maanaam li ngeen di nangu ni dañ koy yeesale suñu constitution ngeen dëxëñ ci lu am solo mooy Sénégal bis ni ki tey bu ñu jógee ci 20 mars 2016 ba waaw am jël raw gàddu gi te waaw moo jël raw gàddu gi bu ko rogee lépp luy meññeef nekk ci suuf si di ressource naturelle askan bi ko moom waaw mais loolu boo ko waxee Sénégal ba Sénégal ma wate ko da ngay nag jël jumtuwaay ci contrat yi moo tax contrat de recherche et de partage de production moo war a dalal xel ñi bëgg a aar li ñu bokk nan lay dalale seen xel ak lu mën a xew ak lu ñu mën a waroog compagnie ba koroog ñu koy càmbar ba am lu leer amul benn pétrole litre buy génn wala gaz buy génn bu dul ni état Sénégal moo ko moom askan wi toog ci. alors maître est-ce que li mu wax firnde la ni ma ko doon laajee depuis le début à l'exploitation des contrats intérêt Sénégal fu mu mujj féetee. waaw xam nga loolu mooy débat bi xam nga débat bi dafa am plusieurs séquences temporelles boo xoolee en 86 amoon na code pétrolier 98 mu am beneen code pétrolier bu bees de février 2019 code bu ne dafa méngoo ak jamono suñu évolution recherche ou suñu ressource naturelle li mu am tout à fait bokkul donc code bu ne da nga koy delloo
ci séquence temporelle am. jamono. boo jëlee cote 98 bi amuloon appel d'offre c'était compréhensible parce que boobu Sénégal considéré wuñ ko comme un pays à potentiel oui. ne am na gaz ou pétrole kenn xamul ndax am na bokkul ak léegi wóor na ne am na. moi je me rappelle bi ma nekkee xale di jàng lycée et bi ma déggee coow pétrole j'ai pensé à lui amoon na ku ñuy wax docteur Omar Wane il était un homme politique ne woon na candidat ci élection yi vers les années 80 bu doon waat ne Sénégal am na pétrole moi j'étais jeune au lycée il s'appelle docteur Omar Wane il était à Diourbel je me dis tiens c'est comme si ce qu'il disait était prophétique na ngeen ko laajtee man j'étais jeune mais je me rappelle bien de ça docteur Omar Wane muy wax ne pétrole waaw mu koy wax gars yi naan paa bi lu muy wax nii j'ai dit tiens c'est comme si c'était vraiment prémonitoire mais effectivement code bu ne ak jamono maintenant tey coow li du ci code bu bees coow li mu tombé mooy code 98 code 98 amul appel d'offre li fi indi coow depuis 4 ans parce que coow lii du coow lu bees mu ngi fi depuis 4 ans ñun luñ ci xam dañ ko lire parce que ñun duñ partie prenante tout à fait man duma partie prenante jàpp naa ne ñi fi toog duñ partie prenante mooy bokkoo bañ koy signé fekkee woo ko doo partie prenante maintenant depuis 4 ans coow laa ngi fi mu am partie prenante yu ñu accusé parce que am na ay partie prenante seen bopp yu génne def ay accusation bind ñu koy xaatim di ko analyser am ñu tuumal ay partie prenante ñuy tontu am ñoo xam ne ils sont dans l'environnement de dossier di bind ñu koy xaatim ak yooyu loolu la ñu analyser xool ko ku mel ni man loolu bu ma ko analyser damay def li ñuy wax mise en équation juridique parce que man du ma économiste du ma spécialiste des questions pétrolières ku ne soo liiree un débat factuel da nga koy rapporter ci sa spécialisation exact donc man li ma lire depuis 4 ans ci lay càmbar pour laajte maintenant soo xoolee am na loo xam ne dafay poser un problème de management ci suma gis-gis man mais ça n'engage que moi parce que on est d'accord que jamono boobu amul appel d'offre dañuy wax capacité financière et technique supposons même ci man suma jàngat ça c'est le fruit de mon analyse ñu ne telle société Petro-Tim am na capacité financière et technique ñu ne nax nañ nguur gi mais boo demee ba rendre compte ne naxe la te nga mu am ay mécanismes juridiques yu fi nekk pourquoi man moom lay poser question l'État n'a pas embrayé n'a pas mis en œuvre les mécanismes juridiques pour régler problème boobu mieux am na sax lu ci tey xel en amont est-ce que ñu dañu duggoon ba pare parce que maa ngi dégg ñu naan bu ñu demoon arbitrage Paris li ñuy ñàkk ak naa ci joxe suma xelaat dama ne déjà am na indice yu tax sa xel mën a ñaaw parce que société boo xam ne dañu la jox un contrat de recherche de production de partage boo xam ne bañ la koy jox judduwoo ça pose problème parce que biñ ko koy jox judduwul donc c'est un problème il faut ñu poser une question pour ñu expliquer ñu les parties prenantes lan la indi loolu parce que ñun xamuñu mooy suñu rôle ñu ne ku juddu 2012 ñu jox ko permis kon kooku nan la mën a am capacité technique parce que mu ngi door a juddu ñu ne non ndeyam mooy société mère Ndey Ja mais ñu seet ne moom ak Ndey Ja 6 mars la Ndey Ja juddu ça pose problème donc voilà mu mel ni yu am yu mel noonu ñu gis encore ci internet bi rapport bi am na amul tey kenn weranteetul ne am na la question mooy kan na ko génne mais boo ko jàngatee li ñu gis ci internet bi. kan na ko génne ak ndax. waaw mais aujourd'hui jot na ko wala jotu ko. mais moi aujourd'hui en tant que citoyen ce n'est pas ça ma question ça ne m'importe pas maintenant ki ko waroon joxe na ko joxewu ko gis nañ ko dañ koy sanctionner kooku après ñoom danañ ko régler mais man citoyen li may intéressé mooy lañ ca bind mu am ay dysfonctionnement pourquoi jëluñu ay motukaay donner des suites à ça kon à partir de ce moment là forcément on se pose des questions dans le management de ces contrats pétroliers ñoom ñoo war a wax lana ci am maintenant la question naan joxe nañ permis booba pare mënuñu dem arbitrage loolu wax boobu taxawul je suis bien placé parce que damay dem arbitrage loolu suma métier c'est que yoon kenn du ko ragal boo nekkee ci dëgg ndegem ñi nekkul ci dëgg mënoon nañ nangu dem Paris waaw non dama ne ndegem ñi nekk ci dëgg ñoo ñeme dem yoon astima jàpp naa ko ne ci dëgg suñ la joxee dara te amoo capacité technique et financière les deux à la fois de manière cumulative ou nga am ci benn kese te contrat bi ne ñaar yoo war a nga boole motif la ma nanguwaat suma yëf xaar la nga yóbbu ma ci yoon parce que j'ai les moyens de se défendre Sénégal mën na défendre Sénégal du réew mu ndaw la ci nii mais réew mu nit ñi jàng la monsieur le ministre wax na fi mu jàngee madame Diop ministre feneen la jànge ñun ci réew mi lañ jànge xam-xam am na fi fulla war na fi am dayo war na fi am munoo nekk sa dëgg ba pare ne dama ragal a dem xeex ak doxandéem
koo xam ne deful dara ci réew mi sonn fi réew mi suñuy maam ak ñun ñoo ko bokk tabax kon waruñu may kenn mu fekk ñu ci suñu dëgg ba pare ñu dañuy ragal a xeex ak moom non ci suñu dëgg ku ñu ci fekk tooñ ñu dañu war a xeex ak yow donc man gisuma raison bu tax ñu ne duñu dem duñ ko nangu dem bëreeg moom ci li ñu jàpp ne ñu am dëgg maintenant nag bu ñu demee bëre ñu ne ñu amu leen dëgg ñu nangu ko mais su boobaa ñu ne ngir ñu askan wee taxoon xam nga li am solo ci nguur mooy légitimité xam nga ku fi yor ndénkaane nga yor li ñu yor ndénkaane moo tax nit ñi di laaj monsieur Diop la mu yor li madame Diop yor la ma yor kenn du fi ñëw di laaj sa morom mais ku yor ndénkaane c'est normal bu nit ñi gisee luy jeexi jaaxa seen xel ñu laajte ko laajte bi nag dañ koy laajte dal ak teey te nag duñ ci ñaaw njortu naan yow nangam dañuy respecter les grands prêtres mais nag kenn du tere ñu laajte lu tax nangam kon permis boobu pour man mënoon nañ ko jël parce que am nañ preuve ne ki amul capacité technique et capacité financière même boo demee xeexi par extraordinaire comme ñun avocat yi ñu koy wax même boo ñàkkee nga dellu si rendre compte sa askan ne man de jàppoon naa ne dama gisoon ne amu ci sañ-sañ pour aar alal réew moo taxoon ma dem mais bañ demee ñàkk ne réew mi dañ la ko baal su nekkee ne effectivement def nga sa képp laykat te man rafet naa njort ne mënuñ ko perte parce que amul capacité c'est évident que ñu créé en 2012 donc en fait loolu la ñuy wax ku mel ni man question yooyu lay poser que pour man il y a eu des dysfonctionnements dans le management maintenant dysfonctionnement boobu lana ko indi incompétence la ignorance la lan la erreur d'appréciation lan la mais ci luñ jàpp ne il y a eu ou il y a eu pour man il semble que dafa am un dysfonctionnement dans le management maintenant ñoom ñi ñu dénk ñoom ñoo ñuy leeral ñun suñu warugar en tant que askan citoyen mooy bu ñu gisee lu leerul ñu laajte ko moom la ñu wax aussi ci droit de préemption bi biñ ne diw am na 30% parce que bi ñuy jaay 30% yooyu fekk na pétrole bi génn ba ñuy jaay Cosmos effectivement pétrole génn loolu Petro-Tim bi muy jaay Cosmos 60% pour pétrole amul tout à fait Cosmos moo ko génnal jàpp naa ne foofu mën nañu wax wuy jarluñu loon ñu lever droit de préemption bi parce que pétrole génnul xamuñ valeur mais bi ñuy mujj jaay les 30% ba pétrole bi génn na ba ñu mën ko xayma montant bi nee nañ dafa élevé mais lu mu élevé jàpp naa ne signature u Sénégal mën na dem sur le marché international lever fa fonds yi jënd ko ñu féetewoo royalties quel que soit les montants man xaw ma montant mais au moins il y a un constat mooy 1% la 1% de quoi dana leer ñu ngi naan 10 milliards la ñu ngi naan du bon mais ak lu mu ci doon am na 1% mais jàpp naa ne man ci suma gis-gis suma réew waroon na jël ay motukaayam lever droit de préemption bi dem jëndi loolu lépp pour féetewoo alal jooju. madame la ministre balaa may dellu si yow ma laaj ko monsieur le conseiller spécial ndax li mu wax tamit yanuwul maanaa ñu lever woon nous même Sénégal les droits de préemption lu tax defuñu ko waaw li mu wax lu am maanaa la analyse bi mu def lu am maanaa la mais waxam dafa am yax te yax bi mu am solo daf ni moom dafa information yi nga xam ni yëpp am na ko li mu ci dajale ci yitte boppam ak cawaru boppam avocat la oui baro la nekk war na ko yitteel parce que mun xëy na du ñàkk bis ku ñu tuumaal wala koo xam ne nii ñëw seet si ko kon mu càmbar ko jiitu sax kooku yaakaar naa ni lu am solo la ci liggéeyam yaxu li mu wax xam nga mooy lan mooy dani moom bu amee information yooyu yëpp daf koy jàngat mais su ko dee jàngat da koy jàngat ci li xam-xamam màcc muy yoon loolu moom solo loolu lan laa ciy wax parce que mooy yax parce que wax boo ci dee tontu da ngay tontu ci yax bi lan laa tontu ci yax boobu wax boobu moo di ni dafa am yéen journalistes yi ci seen école de journalisme benn matière bu ñuy jàngale bu am solo lool boo xam ni daf ñuy dellu ci lii yaxu waxam matière bi mu ñu ngi ko tuddee journalisme d'interprétation am ñu ci dem aux États-Unis ba ni sax passé na journalisme d'interprétation mën nañ ko tuddee investigation interprétative xam nga lan la wund lu mu wund mooy bu coow amee da ngay fexe yow bala nga cee addu xam décision bi ngay jël ak fooy jaar ba boo fa jaaree doo gaañu dañ la ni bu fekkee da ngay def investigation interprétative na nga fexe ba lu ci Moussa Sarr Moussa wax nga xam ko lu ci Pape Abdoulaye Der Moussa wax nga xam ko lu ci madame Ndiaye Moussa wax
nga xam ko lu ci Abdoul Aziz Diop musa wax nga xam ko lu ci état musa wax nga xam ko lu ci doxandeem musa wax nga xam ko soo ko xamee ba pare boo dajalee loolu lépp mën na nekk jukki boo xam ne nii mën na àgg ci 2000 ba 5000 pages maanaam mën na àgg ba ci juróomi junni xët ci dajale gi nga dajalee képp ku ci mës a àddu ñu ne nag mais loolu est-ce que buñ ko dee càmbar dana yomb ñu ne du yomb waaye sunu borom dafa tedd moo tax mu baaxee doomu aadama benn xeetu xam-xam boo xam ne ñu tuddee ko lexicométrie analyse par le lexique mën nga dugg ci 5000 pages yooyu ci juróomi junni xët yooyu nga génne ci yax ba te ñaare gis nañu États-Unis saa yu ñu ko musaan a def la réeroon journalistes yi càmbar gisuñu ko ñu enquête gisuñu ko buñ defee investigation interprétative dafay feeñ moo tax ma bëgg a ñaax moom mi nga xam ne dafa am yittey càmbar contrat parce que du ñàkk bis mu war a sax am fu mu féete état pour défendre ko parce que li mu wax lu am solo la mooy ñun suñu réew du réew mu tuuti te am na ay borom xam-xam yoo xam ne nii war nañ mën a dem la ñu signé woon ñu remettre ko en cause taxaw ba am ci lu leen ci yoon jox may ñaan loo xam ne nii lu am solo la ci mbir mi te ñun ñu ngi koy def man sama wàll bopp maa ngi koy def xam lu tax ma mën ko def parce que dama def ci science politique ci laa def sama mémoire de 3e cycle lu ñu tuddee lexicométrie maanaam lu nit muso addu depuis 2012 ba 2019 ci mbir mi bis bu ñu ko dajalee danañ war a mën a génne yax ba léegi nag pour jeexal ci wax ji am solo ji mu wax moo di ni ku bëgg a dimbali askanu Sénégal bëgg a aar ak moom li ñu bokk da ngay am mandute gu day ni bu Pape Abdoulaye Der waxee nga faydaal wax ja bu maître Sarr waxee nga faydaal wax ji bu madame Ndiaye waxee nga faydaal wax ji bu Abdoul Aziz Diop waxee nga faydaal wax ji su état waxee nga faydaal wax ji bu kujje politique waxee nga faydaal wax ji ba koroog ngay gis dëgg waaye li xel mënul nangu mooy lu état wax du dëgg lu opposition wax dëgg la wala lu opposition wax du dëgg lu majorité wax dëgg la gis nga loolu su amee ci càmbar kenn du xam dëgg xam nga lu tax parce que parloo moo koy lal fi may jeexale ci sama intervention mooy sànq dañu wax ni lu tax Alioune Sall giñ ci kaamil loolu mën naa ci wax pas pour wax ci li Alioune Sall def mais ci diine ji ma bokk moom di diine l'islam parce que foog naa ni man jullit laa wóoruma nag parce que yàlla moo lay nangul sa jullit wala mu ñàkk la ko nangul dafa am lu ki nga xam mooy sunu sang tëdd ca Médina ñëpp bëgg ko ziyaare ji bu yàggul balaa yàgg à partir du 27 juillet di rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni képp kuy parparloo nañ ko génne sama xeet parce que mënatuma ko saay xam nga parparloo mënatul weesu loo xam ne dañ ciy tuumaal doomu aadama ak àq ak yelleefam nga ni moom lu mu wax du dëgg waaye lu kañeen wax dëgg la yaa ngi parparloo yonent bi ni laysa minda mandaha ila asabiya maanaam képp kuy parparloo nañ la génn ci sama xeet mënatuma la saay nañu moytu parparloo bi ci mbir mi te fay daal képp ay waxam d'accord nañ monsieur le ministre mais nag je le répète on est en république et je pense qu'en république moom c'est très bien les choses se règlent devant les institutions comme la justice wala yu demee noonu moo tax bon pour aussi ñu répondre on va vers la fin gestion pétrole et du gaz quelle solution Aliou Sall démissionné na yéen waa plateforme Aar Sénégal lan mooy pour yéen solution bi léegi lu ngeen gis li ma may tuuti nag parce que oui bien sûr waaw parce que dañu wax sànq may dooleel li maître Sarr wax Moussa Sarr loolu yëpp d'accord nañ ci mais code yi yàgg nañ wante est-ce que ba ñuy signer contrat Petro-Tim ne serait-ce que code 98 respecté woon nañ ko mooy buñ ne société ba amul capacité financière ndax juddoogul woon amul capacité technique ndax juddoogul woon kon xam nga ne du problème bi du code démb ak code tey nañ ko defee jaarul yoon kooku moom jaarul yoon leneen li ñu mën a wax tamit mooy muy wax sànq ci contrat parce que effectivement du spécialiste dugg ci biir pétrole parce que comme moom man bu ma jàngee télécommunication man réseau laa xam protocole réseau intelligent yooyu laa xam économie télécom jànguma ko donc par contre magum jëm
di lire dégg français di comprendre di lire di liiraat di dégg di déggaat di recouper information yi xanaa mën nañu may quand même ñu am ci luñ ci xalaat loo xam ne ça tient debout. tout à fait. am na yoon. tout à fait kooku quand même mën na boobu capacité mën nañu ko may surtout bu ñu yëf bi kiiwee. ma ne gis nga ku jàngul dara ah mooy Frank Timis moo ci ëppale jàngul pétrole de moo ci ëppale kon boog buñ fi wax affaire spécialiste te bu ñu yegsee ca bés bu pétrole ba génnee am na leneen lu ci am 65% li ñuy exploité mooy njëkk a servir à payer les infrastructures li ñu def pour recherche bi kan mooy xayma ne ñaata la ñu am ba ñu am ndax ak lan mooy 65% ci loolu yeneen dëkk ngi fi ma dégg naa Pascal Lissouba ak yooyu ba ñu demee pour seet exactement ñaata la ñu produire pays bi amul woon capacité bi maîtriser wuñu suñu processus su ñaata lañ ciy jëlee kooku yëpp ci problème bi la j'espère que mi ngi ci dinañ ko régler tey jii nag fan la ñu jëm fi ñu jëm mooy wax dëgg yàlla procureur dalul suñu xel dalalul suñu xel président mi wax rakam dalalul suñu xel Aliou Sall moom wàllam rek la ciy am ci problème bi na ko toppatoo donc fii ci Sénégal la ñu bëgg comme yeneen dossier parce que dañuy wax ne pétrole bi mooy scandale le plus grand scandale depuis 1960 depuis ba ñu amee indépendance ba léegi ci xaalis bi ci nekk amul benn scandale bu yegg foofu donc c'est pas n'importe quel scandale mais du lool rek dossier yi tëdd benn rapport génnatul Sénégal du rapport Cour des comptes du rapport IGE du rapport benn rapport buy mettre bu ñuy leeral ci suñu gestion suñu deniers publics suñu ñetti pepp yi ñu am tey jii génnatul Sénégal loolu te pourtant nee nañ institution yëpp a ngi fi ça c'est de la mauvaise gouvernance léegi ñu ne am na xaalis bi ci dem ñu ne contrat yi war nañu gën a xeex pour delloo siwaat suñu alal ñuy xaar foofu gouvernement bi pour mu def li ci war pour seetaat ndax contrat yooyu mën nañ ko récupérer gannaaw am na dysfonctionnement voire même malfaçon parce que ki ko jël amul respecté wul code bi est-ce que mënuñu ko sukkandiku foofu maanaam mooy rejoindre li maître wax mooy li muy wax ndax mën nañ ko renégocier voilà c'est-à-dire côté justice bi ak côté renégociation contrat bi ak côté aussi ñu war a delloo bonne gouvernance ci Sénégal te loolu dépassé na pétrole parce que ñi ngi wax pétrole moo gën a feeñ mais tey jii kan moo xam lu am ci or bi gis nañu barki démb lan moo xew ñokkolo ko ba kan moo xam lu xew ci zircon pourtant on a toutes les institutions askan bi xamul sax ci suñu budget tu vois peut-être que chiffres yi sax mi ngi foofu nëbbatu ci suuf et que tout se passe normalement xaw ma ci dara mais ñun xamuñu bala ñuy xam rek ñu gis ne béy way na mbuus te ñi nekk nag au pouvoir ci moment ba même du tey rek de démb parce qu'on se rappelle de l'histoire de Lord de Sobodola avec d'anciens régimes donc loolu la ñu bëgg loolu yëpp dakk ci dëkk bi ba ñu delloo si jëm kanam Sénégal dafa toll fu ñuy jëm kanam gannaaw xam-xam yeeg nit yeeg éveil beeg fii àddina bi toll tey ji pour que lii ñu jëm ñu ñaan yàlla mu yegg si indil ñu ci liñ ciy xaar ndax dañoo mës a ndóol bokk ci 20 pays dëkk yi gën a sonn ci àddina bi lii bañ ñu romb. alors pour ñu tàggoo élément boo xam ni sànq ci suba madame Seynabou Ndiaye Diakhaté moom moo jiite OFNAC kàddu yu mu yekki yoo xam ni dina xaw a méngoog li ngay wax madame Fatou Ndiaye Blondin Diop ñu déglu ko. liggéeyul si suufi auto procureur du mooy ki nga xam ne moo ko naan defal nii wala defal na li loolu moom mënut a nekk. li mu war a def principe de contradiction mun na jouer fu nekk moom bu jotee dossier moo war a xool ndax daf koy jox juge d'instruction su ma ko doon xelal dama ko naan dossier bi na ko jox juge d'instruction ak yeneen dossier yi parce que du boobu rek moom si boppam wax na fukki dossier ak juróom-ñaar mu ngi ko yore dossier boobu dossier Petro-Tim si la bokk bu defoon liggéeyam tey du ngeen toog di ma laaj loolu ndax ni kon romb nañ fi léegi li ma koy xelal mooy na jël dossier bi jox ko juge d'instruction mun na def li ñu naan délégation judiciaire jox ko officier de police judiciaire yi ñu dina xóotal l'enquête bi waaye ñun suñu liggéey pare na te mënuñu ko delloo du xaar sax ñeenti at ba mu ko jotee léegi di ñu soog a delloo lu tax xaar ba léegi dossier bi jox nañ ko depuis 2015
2019 la ñu koy soog a jox lu tax tànn boobu dossier si fukk ak juróom-ñeent yi mu yore lu tax lu may laaj la lu may laaj xëy na dinañ am. fukk ak juróom-ñeent dossier donc yu nekk ci loxo procureur mooy li nga doon wax léegi rek li nga doon kaas léegi na yoon def liggéeyam. ah wax na lépp de. ndaw si le parce que ñun sax dañ doon wax naan ba fi Nafi Ngom Keïta jógeeg ba léegi luy OFNAC di def parce que déggatuñ ko gisatuñ ko kon ñoom ñi ngi doon def seen liggéey. léegi nag lu tax yii dossier génn ak lu tax ba procureur génnee taxaw di dellu siwaat ci dossier COUD di dellu siwaat ci dossier Fallou Sène ba ne dina leen ko delloo ba naan dafay wax donc du gouvernance bu ñu rafetlu du xar kanamu Sénégal bu jekk. waaw Abdou Aziz Diop moom am na lu mu wax ba junj procureur ba joxoñ procureur oui procureur dana mel ni tontu ku koy mel ni sax ku koy jàngal liggéeyam la def liggéeyam la wax procureur dana tontu fi ma bëgg a jeexale émission dafa jeex waaw vraiment fii voilà la ñuy jeexalee fi ma bëgg a jeexale mooy moom ci ay waxam dafa am lu mu wax lu am solo mooy est-ce que danañ jël ci Sénégal matuwaay yoo xam ne nii wala ndax ñi ngi ci yoonu jël matuwaay yoo xam ne nii li yàlla def muy meññeef nekk ci sunu suuf ndax danañ ko jëriñoo rafet naa ci njort te rafet njort ki dama koy teg ci loo xam ne nii saytu la bu gouvernement bi deflu depuis 2017 saytu bi lan la génne li mu génne mooy bu ñu commencé 2022 2020 2022 ba pétrole bi nekk ci suufa Sénégal commencé génn jàpp nañ ni am na ñetti mbir yoo xam ne nii war nañ ci bàyyi xel mbir mu njëkk mi mooy ci kaw saytu bi lan la ñuy jëriñ mbir mu njëkk bi mooy su fekkee ni dañuy génne ci sunu suuf bis bu ñu commencé génne pétrole bi ak gaz bi bu dee pétrole lu war a mat ci juróom fukki junni bërigo bis bu ne sunu koom-koomu réew dana am ndëgër lay goo xam ne nii mën nañ ko jàpp lu ñu tuddee taux de croissance maanaam yokkuteef goo xam ne nii dana romb fi ñu toll tey ci wàllu yokkuteef ba romb ko benn poñ ak juróom-benn ñu ni loolu mooy bu fekkee ni dañuy génne ci sunu suuf de bis bu ñu ko commencé génne juróom fukki junni bërigo par bis ñu ni su fekkee ni nag téeméeri bërigo la par bis lan lay jural sunu koom-koom ñu ni sunu yokkuteef dana yokku bu ñu ko méngaleeg fi ñu toll tey ci ba dab ba àgg ci ñaar ba ñetti poñ yu topp yoo xam ne am na lu ci topp ñu ni nag léegi bu ñu weesoo téeméeri junniy baril par bis naka la sunu koom-koom di bindoo ñu gis ni juróom fukki junniy bërigo par bis wala téeméer par bis wala téeméeri junni par bis wala lu romb téeméeri junni par bis bi gën a dal xel Sénégal ci mu mën a am lam cay séentu ba mën a taxaw ci bëgg-bës askan wi mooy ñuy génne téeméeri junni bari par bis bu ko rogee sunu koom-koom dana am dëgër lay gu rax ci dolli danañ mën at mu jot ñu jox liggéey ay ndaw yoo xam ne gannaaw bañ leen tàggatee ñu jox ci liggéey ci lim bu toll ni ñaar téeméeri junni ak 211 000 emplois muy ñaar téeméer ak fukki junni ak benn ci ay ndaw yoo xam ne ni même tuuti ndaw yoo xam ne mën nañ xëy ci loolu kon mu mel ni kon bu ñu àggee 2022 werante amul ci ni comme litre bu génn mu ngay gaz di pétrole méeméeru askanu Sénégal lay doon donte dañu war a compagnie yi kon xel mën na rafet ci ni fa ñu jëm am na ndox. Alors maître très rapidement rek pour jeexal moi c'est surtout l'intervention de Seynabou Ndiaye Diakhaté mi ngi mel ni kuy jàngal procureur liggéeyam waaw li ma jàpp rek mooy xalaatam la joxe joxe na xalaatam ci li ko procureur sant man mi avocat ba procureur jëlee dogal boobu jaaxal na rapport bi jàpp nañ ne am na koo xam ne war nañ ko déglu war nañ ko déglu mënoon nañ jox dossier bi police mu ouvrir une enquête dégluwaat ñëpp après mu ñëwaat ci moom mu ouvrir information judiciaire ou bien directement mu ne jarul may delluwaat police mu yónnee ko kon li ma dégg léegi lu mën a nekk la te man mi avocat loolu laa doon xaar parce que dans la pratique doxalin bu bees la bu ma xawoon jaaxal et kon ni mu wax ñoom ils dépendent pas du parquet nekkuñu parquet exercé wul ci ñoom benn autorité parce que OFNAC genre structure indépendante la entre guillemets donc li ñu waroon def mooy bi ñu gisee
ne am na ay information amul ñu jox police ñu def enquête bi mën a déglu kële yónnee ko moom après moom am na lu ñuy wax opportunité de poursuite muy xool ndax dossier bi dama koy wéyal ou duma ko wéyal ou bien directement mu ne du ma delluwaat police dama koy jox juge d'instruction mu ubbi information mais li muy jur foofu problème parce que soulevé nag ne am na 19 rapports yu fa dama ne Sénégal la problème de la transparence dans les affaires publiques la question de la gouvernance et am na ñett gouvernance yu ne il faut que nguur gi fi ne régler ko ak kuy ñëw régler ko parce que mooy jur jàmm c'est la gouvernance foncière jël suufu réew mi di ko caxat-caxate te teguwul ci dara di ci enrichir au détriment du peuple ñëpp gis ko mu ne weng y a une oligarchie politico-administrative boo xam ne ci loolu la ñu nekk depuis jamonoy Senghor lu fi war a jóge la gouvernance financière ñaata rapport a fi nekk wax na ko léegi rapport yi kenn gisu ko d'accord naa ne képp kuñ mën a tuumal nañ ko respecté da nga am présomption d'innocence oui mais nag dañu war a jël dossier yi réew mu ndóol mu mel ni Sénégal parce que Dembo Ndiaye lañ ko déclassé revenu pays à revenu faible war a ñu jël suñu alal di ko dénk ay nit pour ñu doxal ko ñu lekk ci lu toll ni dërëm kuñ ci tuumal dañ la war a yóbbu ca yoon état bi seetaan la nga débrouillé wu bu nee yaa ko def ñu sanctionné bu nee defoo ñu bala mais gisuma lu tax ñu dénk nit suñu alal ci réew mi nga ne ko tungaañ lekk ko sans état d'âme di xool nit ñi ne xujj xujjaaral ñu bàyyi la fi ba kañ man dama ko fi gis bi ma nee xale maa ngi màgget si li may wax du régime bi la commencé daf fi bëgg a yàgg jël suñuy suuf caxat-caxatee ko bi ma nekkee xale ba tey maa ngi bëgg a màgget ba kañ c'est que jàmm bu ñu ko buggee ci réew mi dañ koy teg dëgg dëkkandooru jàmm mooy dëgg ak jub bu ñu buggee réew mi sax ci jàmm continuer cee nekk nañ ko teg ci njub ñaar nga waxagum ñetteel bi waaw su ma juumul gouvernance financière bi beneen bi mooy les ressources naturelles ñettu gouvernance yooyu ci réew mu ndóol mu mel ni Sénégal bu ñu buggee dëgëral suñu jàmm ji fi ne nañ ci bàyyi xel doxal ko leneen aussi ma yokk ko ci ñu ngi dégg ñu naan ay puissance étrangère dafa am loo xam ne ñun ñàkkuñu fayda gis nga ñun suñu réew kenn du ko jaxase man sénégalais laa fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa jànge lu ma xam réew mi ma ko defal kenn defal lu ma dara nga baal ma dama ne réew mi suñu bakkan lañ ciy teg pour jàmm ma am renforcer li maître di non wax pour jàmm am fi suñu bakkan lañ ci teg mais itam suñu bakkan la ñuy teg suñu ne suñu bakkan waxin la pour que alalu réew meeg moomin bi lépp tegu ci yoon te duñu nangu nag kenn ku jóge bitim réew jaxase suñu réew waaye tamit ñi ñu dénk ak ku mu doon muy ñu tey muy ñu ëllëg mooy li ñu leen dénk nañ ko teg ci yoon mu rafet mais nag ñàkkuñu fayda doy di wuñ ba keneen dañu manipuler jóge feneen parce que kenn demaluñu fenn mais donc dafa mel ni indi nga tontu bi quelle solution bonne gouvernance rek lañ ci teg bonne gouvernance li ma bëgg a renforcer yaa indi solution ak tontu bi donc dama bëgg a pour une minute dama bëgg a renforcer li maître Sarr wax ci ni duñu réew mu ñuy ñëw di ko caxat-caxatee wala di ko jaxase mënul nekk xamul tax Sénégal il faut que ñu organiser li ñu tuddee seen may Sénégal dañu am mayu yàlla comme ni ko ñëpp amee il faut que ñu organiser ko mooy lan mënoo nekk réew moo xam ne nii fu jéye am ci àddina nga yónni fa sa soldat ba pare xel di nekk ci ni yow mën nañ la déstabiliser mën nañ dugg sa réew caxat-caxate gis nga Sénégal tey bu ñu woon fépp fu sama soldat nekk ci àddina bi na ñibbisi ñu ñëw sukk fii tinuñu pour soldats yi dellu kon réew moomu kenn mën ko déstabiliser. Voilà. Alors honneur aux dames pour terminer. Mot de la fin. waaw di ko wax rek ne ko notre plus grand danger ñun Sénégal. jugewul ci biti. mi ngi ci biir. exact mi ngi ci biir ñu jiite ñooñu la ñu bëgg ñoo delloo si waat xel fàttaliku askan bi ci suuf fàttaliku ñi nekk ci àll bi ci seen suuf def dëgëraatal gouvernance bi transparence flux financier yi liggéey bi daal ba nga xam ne ku nekk li nga yelloo nga jot ko su ko defee ñu aar suñu bopp aar lu ñu bokk ñun ñëpp. Alors quelle solution? Je pense que maître a très bien conclu nee na bonne gouvernance ñuy gërëm di sant Chérif Dia ak Astou Mbène Thioub ñoom ñi ne woon ci réalisation bi ak Apoulaye au plan technique ak équipe bi mu àndal yëpp ñu amoon mbégte ànd ak yéen ci waxtaan wi édition spéciale bi ñu jagleel coow li nga xam ni mi ngi ba léegi ci réew mi pétrole beeg gaz bi jërë ngeen jëf.
c'est la tactique. 4, 3,